asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi ñu suivre seen chaîne bi di IRA TV tey nag ñëw nañu fii nga xamante ni moom mooy commune bu Jaxaay ñëw fekk fii Moussa Niang nga xamante ni mooy le président du mouvement citoyen taxawu suñu gox ñu fas yéene ànd ak moom rek ci waxtaan Moussa ñu bàyyi la nga présenté ak suñu mbokk téléspectateurs yi. salaamaaleykum askanu Jaxaay parcelle commune di nuyu ñëpp di ñaan suñu kàddu yu fekk leen ci jàmm. Et le plus fi wax aussi mu nekk solution par rapport aux problèmes auxquels les populations de la commune de Jaxaay Parcelles Cité Gendarmerie sont confrontées. Donc ñu nekk à la tête d'un mouvement citoyen, un très grand mouvement boo xam mi ngi dem en coalition avec beaucoup de partis politiques, mais aussi mi ngi bëgg a dem ci élection yi avec beaucoup de mouvements, mais aussi des associations citoyennes. Donc mouvement bi lenn rek moo nekk au cœur de ses préoccupations muy la citoyenneté moom mooy sa mission fondamentale. Nous sommes des citoyens épris de valeurs citoyennes. Nous avons la forme volonté de servir moo nekk suñu seule source et unique motivation. waaw Moussa ñu bëggoon rek nga defal nu sa présentation mouvement bi tey ñu bëggoon xam mouvement taxawu suñu gox kañ ngeen ko sos ak lu waral pour mouvement taxawu suñu gox. waaw xam nga dañu bëggoon établir benn corrélation entre citoyenneté civisme ak li nga xam ni moom mooy taxawaay bi nga xam moom la nit wala taxaw dëgg-dëgg ci biir goxam. moo tax bu ñu nee taxawu dafay indi li nga xam mooy connotation solidarité bu ñu nee sunu gox mooy loo xam ñu ñëpp ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo maanaam liñ taxawaay bi ñu ci war a am rek mooy taxawaay boo xam dafay civique. taxawaay boo xam dafay méngoo ak li ñuy wax ay valeurs citoyennes dafay ànd ak éthique mais aussi dafay ànd ak loo xam nit bu intègre moom la war am. moo tax boo xoolee taxaw bi ñuy taxaw ñun dañ koy taxaw rek ngir jëriñ askan bi dañuy xool naka lañ mën a fexe ba améliorer conditions de vie de nos concitoyens ak sunu voisins yi nga xam ñoom lañ dëkkal ñu fexe ba bay ci sunu waar xay ci sunu tànk ba ko defee situation yi nga xam moom la ñuy dund ñu mën ko améliorer. moo tax bari na combat yoo xam ne ñu ngi ci engagé wu bari na aussi saafara yoo xam ne ñu ngi koy recherché bari na foo xam ne ñu ngi fay dem di fa wut njëriñ mën koo ñoddi pour mu dikk suñu dëkk. waaw ndax tamit seen mouvement bi bu ngeen ko taxawalee ak léegi ndax mën nañu xam lan ngeen ci réaliser ci seen gox bi yan réalisation ngeen ci jot a def. waaw xam nga mouvement bi le mouvement est majoritairement composé de jeunes bien que am na ay personnes sages yoo xam dañu nekk ci 3e âge. bien que aussi am na sunu maman yoo xam ñu ngi ñuy épauler de gauche et à droite am nañ aussi des partenaires ici et au niveau de la diaspora yoo xam ñu ngi jàppale suñuy activité donc mouvement bi ñu ko taxawalee après bi Mor Sarr ba defee première année ci à la tête de la mairie de Jaxaay ñu gis ni yoon bu mu emprunté bokkut ak yoon bi nga xam ni moo war a génne askan bi ci guddi gi ñu nekk ci lañ taxaw temm nekk benn sentinelle nekk benn mouvement de veille nekk benn mouvement de garde. Maintenant il s'est trouvé que bi ñu defee ay dénonciation def ay manifestation fu nañu taxaw fa établir ay correspondance ñu dem ba comprendre que ni politique moom moo nekk au-dessus de tout ci lañ ne nag il faut que ñuy mën a ay activité politique. ñu commencé nag ni suñu seul credo leen la war a doon mooy fépp foo xam maire bi taxaw na fa ni dama réaliser temps ñu taxaw fa ne ñun dañoo réaliser tel moo tax boo xoolee di nga ñuy gis ci éclairage public. di nga ñu gis ci wàllu infrastructure ñu taxaw di ci kaas di nga ñu gis aussi ci hôpital yi ñuy ut ay partenaires yoo xam ne dañu ci jéem a dimbali di ngeen ñuy gis aussi ci volet sport ñu ut ay partenaires yoo xam ne nañu mën a dimbali ci ay stade multifonctionnel di ngeen ñu gis aussi ci école bi ñu dem di leen épauler ba di leen fayal ay factures di ngeen ñu gis aussi ci volet social bi ñu koy def en catimini ndax ñun li ñuy wax rek mooy innamaa nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura dafa nekk loo xam ne suñu leitmotiv la lépp lu ñu leen defal dañ ko def rek te yàlla tax utuñ ci fay utuñ ci jërëjëf wala ngërëm lu ëpp li nga xam ne moom la ñuy def. kon jërëjëf Moussa ci li nga xamante ne rek seen mouvement bi ñu ngi koy taxawee askanam muy askanu Jaxaay ñu gis ne dañ lay woowee le futur maire de Jaxaay ñu bëggoon xam aussi ndax askan bi ñoo la fas yéenee tabb ci boppu maire bi wala yow yaa am sa cofeelu bopp rek pour bëgg a doon le premier magistrat de cette commune pour lépp leen naqari woon ci magistère bi nga war koo mën a saafara wala naka la demee daal loolu ñu mën a expliquer lu war a loolu moo le futur maire de Jaxaay. waaw xam nga am na yoo xam day nekk des coïncidences parfois ci histoire yàgg na ba ñu dalee am ambition yàgg na ba ñu jéemee nekk ay nit yu intègre yàgg na ba ñu taxawee ci taxawaayu askan bi parce que dafa am loo xam ne dañ koy wax gis nga doomu aadama am na loo xam ne boo ko bëggee faaw ngay teel a jóg
moo tax yonent bi daf ko daan wax ñu koy indi ci alxuraan wa minal layli fatahajjat bihi naafilatan laka hatta an yab'asaka laka maqaman mahmuda boo bëggee jot ci yëf yi faaw ngay teel a yeewu moo tax dañu teel a jug bi ñuy commencé nekk askan bi booy taxaw ci seen jafe-jafe lépp loo xam ni saafara la nga di ko ñoddi pour mu jëm ci ñoom éclairage public bi nga xam dañ ko commencé def réalité ci commune bi di indi ay partenaires mu nekk une réalité ci biir commune bi loolu dafa dem ba askan bi comprendre ñii ñooy solution bi moo tax ñu dem ba dañ lay utal ay surnom di la wax ay futur maire ak yu demee noonu dem naa ba nga xam man su ma publier sax sama page Facebook dootuma gis sama tur li may gis mooy futur maire daanaka mooy ëpp ci commentaire yi loolu nag ça veut dire quelque chose et puis aussi dañu nekk ay jeunes ñu mënoon a collaborer ak ñi nga xam ni tey ñooy jël ressource askan bi di ci def seen jouissance ñi nga xam ni tey ñooy piller suñuy ressources ñu mënoon a collaborer ak ñoom di bokk ak ñoom même ndab li di ci lekkandoo ak ñoom mais dañ ni ndikk nuñ def duñ def loolu lépp luy yàq ci commune bi ñun duñ ci bokk lépp luy defar dañu war a occuper les premiers rangs loolu moo nekk suñu philosophie ba tax askan bi dañu bàyyi xel bu baax a baax moo tax damay interpeller jeunesse bi nga xam ni tey bu ñuy xool échelle démographique bu askan bi tey ñoom ñoo occuper pratiquement près de 80% de la démographie communale ñu dem inscrire massivement sur les listes électorales parce que changement buy am ci ñoom lay jógee waxuñu changement rien que pour changer parce que booy changer waruloo jël les anciennes pièces di leen reconduire mais da ngay changer avec de nouvelles pièces yu nouvelles yooyu moom mooy ñi nga xam ne dañuy incarner le renouveau mooy ñi nga xam ne dañuy incarner 109 mooy ñi nga xam ne dañuy incarner vision dañu am fu ñu bëgg a jëlee commune bi am fu ñu ko bëgg a yóbbu te loolu jot nañ ko wane sur fonds propres te yàlla def na dénk guñu benn yoon l'argent du contribuable yàlla def na yoraguñ benn yoon lépp lu jëm ci deniers publics moo tax askan bi bàyyi nañu xel ñun dañuy wax ne ñun amuñu droit à l'erreur am na ñoo xam li ñu sañ a def ñun fa ñu ko def parce que vision bi ñu am dafa dépassé joxe ceeb vision bi ñu am dafa dépassé fekk ay nit ñu toog nga yëkkati ku ne 2000 francs def saupoudrage nax leen def achat de conscience boo amee li nga bëgg bàyyi leen fa vision bi ñu am dafa jëm ci vision boo xam ne dafay régler ay problèmes structurels ba nga xam ne askan bi yëpp ñoo ciy gisandoo seen bopp